asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñëpp di leen laaj ndax jàmm ngeen yendoo di leen ñaanal yéen ñëpp gudd fan ak wër gu yaram gudd fan gu bare sax man la Paco Diallo di leen waxtaanal tey ci quelques sujets yoo xamante ni damay répondre quelques soi-disant activistes quoi. Donc man la Paco Diallo comme toujours quoi, nekk dëkk Paris quoi. Gis naa nag am ñu may tëkkaleeg Paco Jackson Thiam xam nga affaire yooyu noonu non duma Paco Jackson Thiam voilà. ñii di attaqué Paco Jackson Thiam ñu ngi koy tooñ Paco Jackson muurul voix am wala yónniwu ma xamaalewu ma quoi. Donc yéen a ngi koy tooñ te voilà yéen a ngi koy tooñ te tooñ baaxul. Gis naa benn femme par rapport ak vidéo boobu ma defoon ci maladie wu Assane Diouf bi si sida benn femme bu nekk aux États-Unis di attaqué Paco Jackson Thiam ba koy saaga quoi mu yaakaar ni Paco moo def vidéo bi non du Paco Jackson Thiam yàlla xam na ni du moom quoi. Ok loolu benn brèche la woon quoi nii damay njëkkee ci benn waay bu tudd Ibou Ngom la tudd xam nga mu def jamono yi ay vidéo quoi juste après Bercy bi xam nga jaxase ci affaire yu bari sujet yu bari quoi. Damay njëkkee ci benn sujet bu muy dal les Sénégalais de l'extérieur quoi ñi nekk France fii xam nga affaire yooyu noonu. Donc ce qui me concerne man ci ñi demoon ci Bercy Youssou Ndour bi quoi dégg naa mu naan ñi demoon ci Bercy Youssou Ndour bi yëpp ay mbandakat lañu amuñu fu ñu fanaan ak jaar na fi dugg na fi boo xamoon lu ñuy lekk boo xamoon fu ñuy fanaan ak ci mbedd ci bus métro yi la ñuy dem fanaan bu ñu génnee Bercy beeg jaar na fi dugg na fi lu ne mu wax ko mu dal lu nekk ci xam nga lu ne mu dal ko immigré yi naan nit ñi dañ lay woo naañ la woy damay liggéeyee mairie waaw boo liggéeyee mairie fobeerekat nga wala waaw booy liggéeyee xaw ma fan nu mu tudd di sa ci tali bi nga nekk di liggéey ak affaire yooyu noonu lu ne mu dal ko nit ñi quoi naan ñi demoon Bercy bi yëpp ay mbandkat lañ. Ibou Ngom man dama lay wax benn mbir gis nga ni fi sénégalais bu sonn amee noonu la sénégalais buy am vie bu stable vie bu gën yenn tubaab yi fi dëkk am na sénégalais yu bari yu ko fi am. yow bu fekkee France nga nekk xam nga sax bu baax français yi ci boppam dañ lay wax c'est plus facile qu'un Sénégalais s'intègre dans ce pays que les autres pays africains. Ñun suñu immigration en France ou dans l'Europe nu mu tudd di sax image bu rafet la ñu am fii image bu rafet la ñu am te puis bu ñu fi ñëwee sénégalais bi dafa tam voilà di jaayante xam nga di def ay formation xam nga di viser ay postes yu baax xam nga loolu bari na fi ay sénégalais yoo xamante ni ils ont été courageux. Ils ont fait des formations, ils ont fait des concours. Voilà, tay ñu ngi am job yu baax, vie bu stable, xam nga, tranquille quoi comme tout français. Man dama lay wax. Ñi demoon ci Youssou Ndour bi, du ay nit ñu sonn de sam waaji, du ay nit yu fanaan ci biti. Non. Comme man sama cas ak ñi ma jota xam quoi ay xarit quoi xam nga ñu xamante depuis Sénégal yàgg na tamono jamono yu booy xam nga ak ñenn nit ñi ma fi xam ñi ma ci xam yépp ku ci nekk yaa ngi yor sa kër yor sa jabar yor sa appartement. Comme man ce qui me concerne dama yor sama soxna yor naa sama benn doom jamono jii nii maa ngi xaar ñaareelu doom sama jabar normalement war naa wasin fii ak ñetti weer bu soobee yàlla incha allah. Mais vie bu néew ma yor naa lu ne gàññ waaye nag alhamdulillah maa ngi sant yàlla waaw ci li ngay ne sénégalais dañuy génn Bercy bi dem fanaan ci bus de métro yi dama la naan ti man Ibou Ngom da ngay fen nga baal ma mais
nit nag boo waxee lu dul dëgg dañ na koy wax quoi da ngay fen du dëgg Ibou Ngom man ñi ma ci gis en tout cas ñi ma xam ñëpp man ci ñi nekk sama entourage xam naa au moins à peu près huit personnes yoo xamante ni voilà c'est des copains d'enfance depuis le Sénégal. On s'est retrouvés ici. Parfois, si on a des week-ends, bu ñu amee ay week-ends yoo xamante ni voilà disponible nañu voilà dañuy invité wante ku ne sa gàlle quoi xam nga bon ñu def benn affaire yooyu noonu xam nga ngoon ku jot xam nga taal sa oto yàpp sa njaboot nga ñibbi quoi. Man ce qui me concerne xam nga li ngay wax loolu noonu dafa teguwul dafa amul nit booy wax da ngay wax li am quoi da ngay wax xam nga boo bañee Youssou Ndour bul bañ xam nga yaa ngi sax dem di naan 1500 places Bercy bi 1500 places kon ñi fa nekkoon yëpp kenn julliwu ci ah kenn nu mu tudde Youssou Ndour sax julliwul kooku jarul sax wax xam nga temps bi ñu def Bercy gis nga nit sëñ bi nit da ngay maandu gis nga julli doomu aadama kooku doomu aadama bi moo ko moom kooku suñu borom la koy layool dama bëgg nga maandu ci wàllu julli nit wala julli keneen aduna bi amul ku masa toog te ratewul julleem surtout Europe gii ñu nekk yow mën nga wax ni yow Europe gii nii yaa ngi respecter les 5 prières waxtu bu mu jotee boo ko waxee da ngay wax lu la neex parce que da ngay liggéey xam nga dans les pays européens comme ici la France la prière elle est pas permise dans les lieux de travail da ngay tegle ay waxtu julli boo ñibbee nga fay julli nag suñu borom rek moo xam julli kan la nangul muy bi ñu julli ci waxtu wi muy ba ñu denc ba guddi fay lépp julli kooku dama la naan benn nga maandu ci 15000 places yi 1500 places yi nga wax c'est pas vrai da ngay fen même Wally Seck bi sax ëpp na 1500 places Wally Seck bi sax c'était 8500 environ quoi parce qu'ils avaient réduit la salle man may waxal nii je suis responsable dans la sécurité j'ai ma boîte je travaille à mon propre compte te aussi maa ngi liggéey benn boîte bu mag comme responsable de secteur le secteur 92 je le gère avec une boîte de sécurité et aussi j'ai monté ma petite boîte donc voilà j'ai à peu près 132 éléments actuellement donc dama lay wax am na yoo xamante ni sëñ bi bu ci dugg boo ci duggee rek da ngay kii quoi ne bañal nit ki rek bañal Youssou Ndour rek mais moo gën li ngay naan Sénégal dañuy génn Bercy bi dem fanaani fii am na ñu am dund yu baax am na dund yu neex waaw ñun dañu nekk fii voilà ñëw nañu def ay études def ay formation de haut niveau xam nga ñu jàll ko xam nga ñu commencé liggéey bul blâmer nag ñii dem jënd seen billet dem Bercy bu leen wax ju ñaaw man ce qui me concerne li ngay wax nit ñi amuñu dara ñi fi nekk dañuy duul ay mbandakat lañu kërën da ngay wax lu la neex man fii j'ai mon propre appartement ak sama jabar à Cheney xam nga Cheney dans le 78 propre appartement on l'a acheté à 250 000 euros à l'époque maa ngi commencé woon sama kër di ko tabax chaque année ma def ci dara bu nekk Sénégal bi depuis 8 ans qu'on est propriétaire ici man laaj on a demandé à la banque 300 000 euros bam ñu jox ñu parce que moi ne serait-ce que boîte bi may liggéey comme chef de secteur tey dama lay wax loo xamante ni musuma ko wax doomu aadama pour nga bàyyi wax nga bàyyi fen di waxal nit loo xam ni xamoo ko bul descendre ni émigré non xamal li nga liggéey bu fekkee li ngay liggéey loolu la xamal sa coono mais bu xam coono keneen comprendre nga bul na ñëpp xam nga kiiwuñu aduna noonu la ñii dañuy am ñii da am nga noonu mooy aduna man si boîte bi may liggéey bi ma embauché je suis à 2800 ma femme elle est à 2000 net laa lay wax net ñun ñaari ñëpp man 2800 ma femme elle est à 2000 sans compter ma propre boîte
ce que je gagne à ma propre boîte. Comprendre? On a pu emprunter 300 000 euros. Les 50 000, j'ai terminé la maison du Sénégal à Dakar. Et les 250 000, on a acheté un appartement ici. Appartement Bourafet F4 à Chenet. Chacun a sa voiture. Maxime Diawar. On a embauché une nounou qui garde notre fille tranquille. Donc, on ne se casse pas la tête. Bu nak ay Sénégalais yu toll ni Youssou Ndour ñu mel ni Wally Seck xam nga bu ñu ñëwee à Bercy wala fenen donc Ousmane fenen voilà on a envie voilà de se lâcher un peu parce que stress bi xam nga affaire yooyu noonu xam nga dañuy jënd billet yokku ci économie Sénégal parce que ñooñu di ñëw nii tey di tëgg fi ay soirée Sénégal la ñuy yóbbu xaalis bi Sénégal la ñuy yóbbu xaalis bi. J'achète 2 tickets avec ma femme. Xam nga ñu invite suñuy copains ñu def benn barbecue chez moi. Xam nga ku nekk ngoon taal otom ñu ànd dem xam nga dem Bercy wala feneen quoi xam nga ñu bëggee suñu bëggee aduna nag noonu la ñii dañuy am ñii di ñàkk aduna ñii yàlla da leen may as tuut ñii mu may leen lu le gañ ñii mayu leen looloy aduna waaye du terewul ñii amul nga bëgg ne na nit ñi xam nga bañ a dund ndax ñii amul loolu amul fenn loolu amul fenn comprendre nga fii ku fi yor sa alal da ngay dund ku fi yor sa yëf da ngay dund bu la yàlla wërsëgalee alal tuuti wala tuuti as tuut boo mën a lijjantee say soxla di jàppale say waajur Sénégal lis des da ngay dund bu fekkee nag yow amoo la nga dundee da nga koy wax mais bàyyil di wax lii africain yi di dund France li ngay wax baaxul dem nga sax ba nga ne Youssou Ndour du sa référence yow Maam Alaaji Malick mooy sa référence Serigne Touba mooy sa référence Boukounta Ndiassane mooy sa référence xam nga cité mag ñu baax ñooy say référence. En fait c'est comme si que t'as pas fait les bancs. Quand on parle le mot référence ñooñu mënuñu leen wax référence sax parce que ñooñu c'est des descendants de Dieu pour moi ci li ma yaakaar ñooñu suñu borom moo leen wàccee fii ñuy dox ay mission ñooñu waroo leen ay affaire référence ñooñu weesu nañ foofu xam nga moo référence foo ko mën a teg référence mooy un citoyen d'un pays comme Youssou Ndour koo xamante ni papam wax na ko ba mu amee 15 ans la Youssou Ndour commencé génne dépense kër papam il est parti de zéro ba tey fu mu toll ci àdduna kooku boo nee du sa référence walla leneen c'est parce que dafa am leneen loo ko téyel leneen lu nekk sa xol te waxoo ko mais bu fekkente ne logique la ñuy xool logique Youssou Ndour tey c'est une potentielle référence au Sénégal nga bëgg ko nga bañ ko loolu moo am nit nag mën nga koo bañ a bañ mën nga koo bañ a bëgg nga bañ ko ndax leneen xam nga kooku loolu la quoi loolu voilà loolu sa problème la quoi mais bul wax n'importe quoi je t'en prie. Aussi nga ñëwaat ci benn sujet ci affaire les jeunes qui veulent venir en Europe xam nga dinaa nit ñi bu leen topp ñii di leen ñii di publier ay Facebook fii ak ay photo fii ak takk benn costume ak xam nga ay moodu yi dañ leen di fen ay jaar na fi dugg na fi donte am na ok ñu mën a fen am na ñuy fen mais bul wax lu bon ci moodu yi xam nga bul wax lu bon ci moodu yi moodu fii ñi fi nekk am na ñoo xamante ni ils sont là vie bu ñu am sax tubaab yenn tubaab yi fi nekk man la vie que j'ai li ma concerne j'ai des collègues blancs yoo xamante ni sax sama boîte maa leen di liggéeyloo wala des collègues avec qui je vois des responsables sama dundu sama train de vie amuñu ko loolu ma leer nañ la kon arrête de parler de n'importe quoi. Quand on revient aux jeunes qui veulent venir en Europe
man dama naan nit ñi ku bëgg a ñëw Europe na nga ñëw li ma kontul rek mooy ñëwin bi ngeen di ñëwee libi bi du yoon nit waroo joxe sa bakkan ngir ñëw Europe kooku je suis d'accord avec toi man li may inciter jeunes yi ku ci dem ba gis ni yaa am nga rêve Europe il faut nga ñëw par A ou B defaral sa dossier bu baax nga dem présenter ko ambassade di continuer di présenter da bañ nga bañ a décourager ba saay buñ la mayee visa nga ñëw légalement parce que Ibou Ngom li nga war a xam li ngay inciter nii nit ñi jeunes yi ñoo jaar na fi dugg na fi non Europe dara amu fi gars yi fii dañuy duur rek xam nga ay fenkat lañu Modou moo leen dàq fen Modou lu ma leen wax du dëgg bàyyil xale yi ñëw xale yi ñëw Europe ku fi bëgg a ñëw sénégalais yi ñëw leen mais jël leen avion ngeen ñëw nit ñëw na tey Europe yegg si na tey Europe mu toog 6 mois 1 an 3 mois mu ëpp alal ki fi am 20 ans lu mën a nekk la lu mën a nekk la ku la ne kooku di ñëw noonu est-ce que du wërsëgam moo fi ne lu mën a nekk la nit mën na yegg si tey Europe ëpp fi alal koo xam ne am na fi 20 ans 30 ans wërsëg la rek sam waa ji wërsëg la rek affaire bi sens la bu yàlla tuddee amam fii lay doon même donte buy soog a yegg si bu yàlla tuddee alalam mun na yegg si tey suba mu dajeek xewal bu dul jeex suba mën na xëy mu yegg si tey suba mën na xëy dugg gratter benn loto mu gañe loo xamante ni xam nga lu ak lu ne mën na ne kon bàyyil di wax di n'importe quoi d'accord Ibou Ngom man loolu laa am lu ma lay wax nit nag boo amul xam nga bu sa dundu baaxul Europe xam nga waxal say mbir nga bañ a waxal mbiru ñëpp comprendre nga xëy na amoo billet boo jëndee amoo loo jëndee billet dem Bercy wala leneen waaw loolu ça te concerne man concerné wu ma ok damay ñëw ci côté aussi benn pa bu nekk aux États-Unis tudd Ousmane Dramé pa yooyu di dimbali Assane Diouf gis nga yéen pa yooyu pa yooyu vraiment ay affaire u seytaane dëgg ngeen di dawal quoi pa boobu di Ousmane Dramé di woote ay révolution ay Sénégal lan moo fa am bay révolution di am lan moo fa am ba ngay tudd révolution yéen ñëpp bi Assane Diouf di saaga fii yéen ñëpp kenn génnewul vidéo wax calmer Assane Diouf donte nee ngeen xam ngeen ko génnewu leen vidéo comme ni ngeen koy def nii tey ne man de Assane Diouf dama ko xam naqaru naa lu mu def nee naa ko na ba ay saaga yi au moins nit ñi gis nañu am nga loo def nga geste mais toog fii tey di naan état bi nii état bi ne en plus lu ngeen di sànni bal bi état sénégalais Assane Diouf daggal na leen ñoom ñëpp ci kaw ba ci suuf mais téyewuñu Assane Diouf Assane Diouf dafa dugg foo xam ni waru ko dugg dafa laal loo xamante ni waru ko laal parce que loolu guerre civile la mën a andi man comme ni ma leen tàmm di wax man Paco Diallo du ma murid de mais dama respecté yoonu mouridisme bu baax parce que dama dund ak ñoom dama xam Sénégal bu baax a baax dama def Touba defaat Touba jël naa fi ay tubaab yóbbu leen ba Touba ñu gis parce que ils ont tellement entendu de Touba yóbbu leen ñu gis te dama leen respecté loo règle yi am Touba yépp xamal leen du ma fidèlu murid mais dama leen gëm seen ngëm-ngëm dama gëm lu ñu gëm parce que nit boo gëmee dara maanaam da ngay yaru nga teey am teggin loolu laa bëggee taalibe murid bi bu ngeen toogee tey Assane Diouf wax lu mel ni sëriñ si yéen ñëpp nag répété leen lu mu wax leen continuer leen wax li Assane Diouf wax ngeen gis nga Ousmane Dramé continuer li nga wax bàyyi leen naafeq gi sa si fikkim bi dafa bijjaaw bàyyi leen naafeq gi Assane Diouf munu leen koo gën a bëgg ndeyam mi ko jur munu leen koo gën a bëggan koo bëgg maam Balla frère am bu mu bokk ak benn gaño ñooñu ñëpp dégg nañ ne Assane Diouf
mu dugg mu tëj ñu tëj ko kaso moo leen gënal carrément wax nañ ko wax nañ ne Assane Diouf lu mu war a wax lu mu wax waru ko di yoon mu def ko kon nag keneen ku fi toog di jàppale Assane Diouf tey dangay wax lu la neex rek affaire u naa fekk nga wax leen li nekk ci yéen nee leen da ngeen di politique da ngeen bañ état bi mais lii yoonu nguur nekku ci yoonu Macky Sall nekku ci yoonu Macky Sall ñaata yoon la Assane Diouf daggal Macky Sall États-Unis ba Sénégal Assane ngi daggal ñoom Macky arrêté wuñ ko léegi ñu mu dugg mu laal loo xamante ni yéen ngeen bëgg ne non Macky Sall moo ko arrêté mais bàyyi leen fen góor gi bàyyi fen nga baal ma nag mais man bu nit fenee dama naan da nga fen bàyyi leen wax lu dul dëgg feeñu leen sénégalais yi nee leen da ngeen di politique diw ngeen nekkal comme ça nit ñi man leen xam aayul nag booy politique aayul du lu aay lu aay mooy nga bokk ci parti ngay nëbb loolu moo aay ok Ousmane Dramé noo dégg nga loolu ma jàll ci François Hélène Gueye ak Texe Gueye François Hélène maa ngi gis Texe Gueye woo la ci sa émission live di 2 décembre Texe Gueye dégg naa yaa ngi ciy wax ay Sénégal Assane Diouf lu mu wax du lu aay Sénégal dafa war a am justice bu fekkoon ne lu aay la nit ki moo war a porter plainte mu janoog Assane Diouf tribunal léegi yow da nga bëgg yow maanaam su ma déggee li nga wax Texe Gueye ko da nga bëgg sëñ Bass Abdou Khadre dem taxaw ak Assane Diouf tribunal quoi loolu nga bëgg a wax da nga bëgg Assane Diouf dem sëñ Bass Abdou Khadre porter Assane Diouf plainte dem taxaw ak moom tribunal ñu àtte leen non yow yam nga sëñ Bass Abdou Khadre nag Texe Gueye wallaahi yéen billaahi suñu borom dina leen weer man sëñ Bass Abdou Khadre ne comme dama leen koy waxaat du ma murit de mais waaju ma respecté la dégg naa ci sa message bi sax yaa ngi naan dafa am benn cours bu fi Macky Sall indi enregistrement illicite Assane ci cours boobu la référé wu parce que constitution moo ko permettre mu laaj doomu aadama la nga am foo ko amee liggéeyoo xëyoo gontoo fan nga amee la nga am yow ñëpp xam nañu yoonu murit nan la ñëpp xam nañu yoonu murit nan la budget wu actuellement budget wu keesu murit yi actuellement Touba ñëpp xam nañ ay milliards a ci nekk c'est des fidèles murit ñooy joxe nii rek ay fidèles murit ñooy joxe ñii 1 million ñii 10 000 francs ñii 500 francs ñii 5 000 francs ñii 20 millions ñii 1 milliard pour tabax jumaa ji ay yeneen liggéey ak yeneen liggéey yeneen cérémonie dimbali askan wi di def social sëñ Bass Abdou Khadre bu waajuram liggéeyee loolu nit ñi di ko indil di ko may addiya sëñ Modou Kara yëkkatiwul limousine dem may ko sëñ Bass Abdou Khadre ci yenn ci bien yi ngeen di laaj fu mu ko amee kon ko Texe Gueye da nga bokk ci ñi laajte bien wu sëñ Bass Abdou Khadre da nga bokk ci ñi koy laajte defal vidéo nga officialiser nga laajte bien wu sëñ Abdou Khadre fu mu ko jëlee yow Texe Gueye loolu la ñuy xaar fu mu toll nii nag ok Texe Gueye loolu laa am lu ma la doon tontu quoi fu mu toll nii gis nga maa ngi dem ci politiciens sénégalais yi opposants yi dugal nañu Assane Diouf ba Assane Diouf dugg na ñoom ñëpp ne tekk gis ngeen vidéo bi Barthélémy Dias defoon bi mu ne woon dina jàppale Assane Diouf ci frais restauration ci li muy lekk lépp luy frais buñ ko tëjee ay ca na ñëw ana avocat yi doon lang ci gannaaw Assane Diouf dossier bi nen bu tàng la de bii bana avocat bu koy mën a songu bu ko ñeme songu di défendre Assane Diouf au tribunal looy défendre Assane Diouf danga naan non Assane Diouf waxul dara lu ay sëñ Bass Abdou Khadre aywa jël leen dossier bi
da ngeen bëgg buzz rek lu xew Sénégal rek ngeen ñëw constitué wu pôle avocat bu ma 30 ngeen ñëw woy je défends telle personne défends telle personne di xew rek ngeen daw ñëw këf dossier bi nekk devant les médias aywa jël leen dossier bi dégg ku ma ci benn avocat bu dem jël dossier bi comme ni ngeen tàmm di def da ngeen di fontu rek dem leen jël dossier bi ma xaar ku ñeme dem jël dossier bi di ko défendre aywa non mais war ngeen changer quoi war ngeen changer politique dafay saine politique dafay nice mën ngeen opposé wu Macky Sall amul problème mais man lu ma naqari ci yéen rek da ngeen di tirer di wax rek di tirer di wax rek mais du ma dégg jamais ngeen proposer parce que man en France fii damay gis les débats gars yi dañuy tirer mais après ils reviennent derrière ils font une proposition pertinente loolu mooy politique mais politique bul xaste di saaga di wax lu la neex te yow newoo dara askan yi lii laa leen indil su ma ñëwee loolu ngeen war a bàyyi di jël ay nit di mbubboo seen gannaaw wala ni ngeen sànqee Assane Diouf ba pare nag léegi ku nekk croiser les bras dossier bi kenn ñemew ko jëlee en charge kenn si yéen jël leen ko ngeen xool ana maître El Hadji Diouf ana ñoom Ciré Bathily ak ñeneen la ngeen tàmm lu xew rek ku ñu téye rek ngeen jël di ngeen daw dem ci média yi kërëng di wut buzz di wut def politique dossier bii de ku ko sex yàbbi ko de dossier Assane bii ku ko sex yàbbi ko de bàyyi leen nag di naan Macky Sall ay nii Macky Sall je pense pas que munul nekk ci gannaaw lii parce que daggal nañ ko fi ba taay daggal yu dul jeex réagiru ci à part korité bi xaw ma tabaski bu mu jullee korité bi bu muy naan jéggal na ñëpp affaire yooyu noonu mais kenn gisu ci mu réagir ci en plan judiciaire dafa am lu xew justice bi réagir te Assane wax leen ci loolu débat bi du état bi du leneen débat bi Assane la mu wax ju ñaaw ci sëriñ si ci sëriñ Touba ci sëriñ Tiwaawoon bi parce que dem na ba ne sëriñ Tiwaawoon bu fekkee yow yaay joxe deuxième mandat ak kërën xam nga mu manqué ko fa respect affaire yooyu parce que loolu baaxul nit waroo nii xëy di attaqué nii benn tête de file benn secte baaxul parce que ngëm-ngëm la ñi ko gëm ci gannaaw gëmal li nga gëm rek xam nga indil argument rek xam nga bañ a manqué de respect nit kilifa bi mën nga indi argument wax ak moom sanga manque ko respect du coow du jipan donc arrêté leen di yóbbu bal bi ko état bi la non wax leen lii xew lan la wax leen lii xew Assane moo saaga moo wax ju ñaaw Serigne Touba loolu ngeen war a wax yéen ñëpp kenn ñemewu ci wax da ngeen di dellu ci gànnaaw wooy diffusion fausse information Macky Sall nii nii jaar na fi dugg na fii bàyyi leen loolu ay wax ju daanu ci saret la wax ju daanu ci saret la Assane Diouf une fois de plus munu leen ko bëgg a ndeyam mi ko jur munu leen ko bëgg a magam ku mu bokkal ndey ak baay ñooñu ils ont été clairs ko Assane Diouf ñu téye ko moo leen gënal parce que dafa tooñ ñooñu lu ñu wax leer na kon nag keneen ku fi nekk ci gannaaw di wax leneen da ngay sonal sa bopp da ngay duul di dajale da ngay politique rek Ibou Ngom nag voilà yow laay tëjee maandul ci nit ñi fii si t'as pas une vie stable ici en France xaw ma foo nekk xaw ma Italie xaw ma Espagne da ngay maandu y a des Sénégalais yoo xam ni ils ont percé dans ce pays y a des Sénégalais ils ont percé dans ce pays ils ont vu une vie stable dans ce pays waaw di dund di dem vacances à l'Occident di dem vacances Sénégal fu ne ñu koy dem vacances
donc da ngay calmer wu da ngay arrêter la ngay wax bàyyi di wax ju ñaaw Youssou Ndour boo ko bañee neel da nga ko bañ comprendre nga voilà ok kon maa ngi leen di nuyu di leen sant xam nga lii laa leen indiloon merci beaucoup sénégalais yi à bon entendeur bàyyi leen saaga yi nag ci commentaire yi comme ti ma leen tàmm di wax rek ay saaga ndey yi nii du dara keneen ko andul sama vidéo xam nga argumentel xam nga quand tu argumente après dinañ ko suivre voilà loolu la quoi waxtaan la jaa ngeen jëf waay merci beaucoup